téléspectateurs suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ci seen site préféré Sénégal 7 TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier seen fidélité di am mbégte ak bànneex di leen gunge ci programme Sénégal 7 TV. kon ci loolu tey ñu am mbégte ak bànneex di dalal koo xamante ni ji kenn duutu ko présenté ci milieu bi nga xam ni mooy milieu médiatique muy Père Mbaye Ngoné Fall tey moom la ñu am mbégte ak bànneex di ko dalal suñu plateau bi nag dañuy daal di koy annoncé rek par anticipation muy payu mbër yi incha allah dañ ci gën a xuus ci kanam tuuti Père dañ lay bàyyi nga nuyoog suñu mbokk téléspectateurs yi le temps ñuy dugg ci li nga xam ne rek mooy tontu laaj ak tontu yi. waaw jërëjëf mbokki Sénégal jërëjëf téléspectateur yu Sénégal 7.com yi jërëjëf fans Mbaye Ngoné Fall yi soppeem yi jëm yooyu nga xam ne saa yu pay yu mbër yi taxawee rek fii ci Sénégal 7.com jeex na tàggoon nañu ak seen sago ngir làmb ji nga xam ne moom lañ leen di génneel cosaan la muy am aada ja nga xam ne moo cay ànd demee ni ki mbër ya demee ni ki promoteur ya demee ni ki entraîneur ya demee ni ki tamit waa CNG ñi nga xam ne ñoo ŋànk làmb yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm ci barke sëñ Touba Cheikh Ahmadul Khadim barke Cheikh Mahamadul Habib Mbacke ibnu sëñ Abdoulahi borom tër bi rakk Serigne Cheikh Mbacke le lion de Darou Rahman. Père comme ni ma ko waxee sànq rek ñu am mbégteeg bànneex di bokk ak yow plateau bi tey dañuy ñëw dugg ci li nga xam ne rek mooy saison bi nga xam ni ubbi nañ dinañ ko ubbi si mois d'octobre bi ñu nekk nii muy saison bi nga xam ni dañ koy jagleel li nga xam ne rek mooy arène bi mbër yi wër ci sëgg mu nekk loo xamante ni ji sénégalais yi amateurs yi namm nañ ko trop yàkkamti nañu àgg ci li nga xam ne rek mooy ouverture saison bi tey ci bala ñuy dugg ci laaj yi ak tontu yi boo doon def jàngat ci saison ren bi nii lan lay doon. saison bu doy waar. saison boo xam ne mbër yi daanante nanu ci saison bii nu génn saison bii nu jëm am ci ay mbër yoo xam ne bëgg nañu seeni moroom mi mbër mënuñu koo am ci ay mbër yoo xam ne rupture de combat sax tax na ñu jël ay combat yoo xam ne mënoon nanoo am yeneen combat ci diggante bi ndax bul fàtte ni kii nga xam ne mooy Ama Baldé ak Tapha Tine taxaw na bul fàtte ne tamit saison bii nu génn Eumeu Sène dafa daanu ca Modou Lo bul fàtte ne ay combat yu baree bari bul fàtte ne diggante ki nga xam ne mooy Boy Niang dafa bëree ak ki nga xam ne moom mooy Lac de Guiers numéro 2 ñu jox Lac de Guiers numéro 2 ndam ngeen gis ni mu demee làmb ji ak ni mu jaxasoo ak li ci nekk ñëpp ak ñi nga xam ne doonoo bëgg a jàll gune yi nekk fii ñoom Tyson 2 ñoom Gora Sock mbër yu bari nekk fii war a percer war a jàll muy doon saison bu doy waar boo xam ne mi ngi ci kanam kon li nekk ci kanam rawli bët dañuy dugg ci laaj bu njëkk bi rek nga xam ni dañ koy jagleel ki nga xam ni mooy diggante Tapha Tine ak Ama Baldé si li nga xam ni moo dox si diggante ñaari mbër yooyu ñuy fàttali ko Ama Baldé daanoon na ko ci benn tournoi bu fi amoon ñu ñëw boolewaat leen est-ce que nekkul risque ci koo xamante ni ji yaa ngi dugg ci li nga xam ni mooy la cour des grands comme ni ñu koy waxee ki nga xam ni mooy Tapha Tine est-ce que jëlul risque de trop bu fa amaatee ñaari chute ndax dina baax ci moom. déedéet su fa amee ñaari chute du baax ci moom waaye mbër moo gis mu takk ngemb ci këram bay dem di bëre ji ndam lay yóbbaale mooy xam nag lan la yàlla di indi ndam daal moom lay yóbbaale moom lay def cim xelam te Tapha Tine am na ñu taxaw ne soo ko joxee diw Tapha Tine daan ko am ñu ne soo ko joxee diw Tapha Tine daan ko am ñu ne Tapha Tine baaxul ci diw d'accord certes baaxul ci ñooñu mais soo mi dafa am lu ci ñuul loo xam ne fii ak loolu Tapha Tine effacé wu ko rek day doon lu ko topp di gàkk-gàkk boo xam ne dafa nekk ci ginnaaw ba léegi rek muy comme li nga xam ne moom moo am ci digganteem ak Ama Baldé faaw mu effacé ko Balla Gaye numéro 2 dafa daan ñëpp ñu dem ba jëm di jamono nu ëlbatiku daa koy ne Issa Pouye ni te fekk Issa Pouye ko daan Issa Pouye ne da koy jël ma ne ko Issa bu ko jël mu ne ma dama koy jël 9 millions nan ma fay ma ne ko Issa kii déwén di nga ci am 60 millions ndax day fekk mu daan ñëpp yow doomu nga des fi mu ne ma dama koy jël ma ne ko soo ko jëlee di nga feeñ dinañ la duma dinañ la daan. kon loolu yaakaar naa ni lu am solo la ci leeral ci historique parce que Tapha Tine ba muy bëreeg Balla Gaye boobu ak jamono yi du benn mu nekkoon loo xamante ni ji mooy combat yi nga xam ni suñu père Gaston Mbengue doon na ko organiser ñu koy saluer au passage ci loolu dañuy ñëw ci laaj bi nga xam ni dafa jëm ci diggante Modou Lo ak Balla Gaye 2 xam nga Modou Lo ba jamono yi ñuy wax ak yéen malgré 2 défaites yi nga xam ni am na ko ci kanamu Balla Gaye nee na ba léegi nanguwul ni Balla Gaye bête noire am la amoo yaakaar ni Modou Lo am na lu muy séntu
ci à l'avenir maanaam ci kanam ni bés dina mës a ñëw mu daan ki nga xam ne mooy Balla Gaye. ah làmb day lu nekk ci sunu kanam la waaye nekkul ci sunu ginnaaw te it làmb nanu wax ñu ne mbër ku daan rek yaa mën ku féete kaw toog sab dënn yaa mën fii ak toogul sab dënn mënu la nee nan su la laajatee kuy sa mbër nel kiy toog sama dënn day moo ma mën waaye ku toogul sama dënn mënuloo ma Balla Gaye nag toog na ci dënnam ñaari yoon kon su taxawee ne du sama bête noire te ñaari yoon mu daan ko xëy na moom moo xam la tax mu wax loolu mais su doon ci tubaab tey ñuy xool tey di analyser ak di bind doon naan bête noire am la comme ni ko Balla amee feneen nit doon naan bête noire am la Balla Gaye am na foofu su fa demee ñu jiñ ko ne ko kii sa bête noire la waaye tamit Modou Lo man laa wax dama koy jiñ ne ko Balla Gaye bête noire am la su ko mënee daan nag dans l'avenir waaye xaw ma kañ na ñuy dajeeti de ak fu ñuy jaar ba dajeeti du gaaw fan na ñuy jaarati mën naa am comme waaw mën naa am mais combat bi gën a taxaw gën a ñor gën a taxaw gën a ñor mooy ki nga xam ne yëkkati woon na ay kàddoom te xamul fan la àddina di mujj ak ki nga xam ne yaakaaroon na ni dootul bëri moom te combat boobu allah kulli aali day taxaw muy diggante Eumeu Sène ak Balla Gaye foofu la ñuy rebondir repère ci diggante ki nga xam ni mooy Eumeu Sène ak Balla Gaye ndaxte comme ni nga ko waxee sànq ci côté bële Balla Gaye dafa nekk bête noire Modou Lo donte nangu ko ci bii wàll tamit Eumeu Sène nekk bête noire Balla Gaye donte tamit foofu ba tey am na enjeu bu fa am seen diggante ñoom ñaar am nga yaakaar ni si jamono yu néew ki nga xam ne mooy Eumeu Sène mën na éviter Balla Gaye moom laa la wax dafa teel a wax mais tey fi mu ne fu mu jëm ba kan lay bëreel kan moom lay jël fi mu ne képp ku mu jël bëre ak Balla moo koy ëpp valeur en tant que VIP bëre ak Balla moo ëpp valeur xanaa du dem ca Bombardier daanu ko jël lu maneel de daan na Bombardier mais du jël lu maneel mais revanche mi ngi foofu revanche la fa su ko neexee na jël man su doon sama mbër la duma ko fa dugal kon fan la war a dugg moom moo xam fu mu jëm du ma wutal mbër adversaire ndax làmb ji la seere na te ñoom ñëpp ma xam te damay duggante ji ak ñoom ndax dama leen soxla dama leen di tàllali micro te bëgguma kenn ragal ma ci ñoom ñëpp kenn ragalu ma ñëpp ma bëgg koo wax mu ne la Père Mbaye Ngoné waaye day su ma ko yoroon moom ëmma du ma ko jaarale ci Bombardier ndax Bombardier lu mu mën a am guddi yi ci këru àdduna jël ëmma moo ko gënal mais ak lu mu yàgg-yàgg dañ ne ku leb bor da nga fay waaw ameel na ko bor te war na ko fay bor boobu waaw ki nga xam ne tamit mooy Balla Gaye waaw lu mu mën di am si jamono yi mooy dajewaat ak Eumeu Sène waaw ndax Balla pour moom ba léegi ci xolam moo mën ëmma pour moom ba léegi bul fàtte ne seen premier combat man naa nekkoon micro central bu Gaston Production seen premier combat ci laa jógee RTS ndax boobu man ak Balla Gaye numéro 1 ñoo doon def analyse boobu ñun na nekkoon ma nekk chroniqueur am ñu dem ñu laaj ma à l'antenne ma ne leen Eumeu Sène da koy daan ndax Balla xadar lay demee te Eumeu Sène a ko mag ndax Eumeu Sène bëri na ak Tyson bëri na ak Mansour Diop bëri na ak Balla Beye numéro 1 bëri na ak Balla Beye numéro 2 bëri na ak Pape Ngom mi mbokkal ndey ak baay bëri na ak Leyit Fall bëri na ak dëggool mii Eumeu Sène bëri na ak ñoom entraînement bëri na ak Leyit Fall bu xees bëri na ak Leyit Fall bu ñuul bëri na ak Mbacke Ba Eumeu dafa teel a bëri dafa teel a bëri teel a am maturité loolu la ëpp Balla Gaye mais pourtant ba ma waxee loolu dafa naqari lool Balla Gaye numéro 1 ma ñëw mu dem daal di may boole ak directeur Khalil Touré boobu moo nekk directeur rajo ma ñëw Khalil Touré ne ma lan moo tax ngay wax direct à l'antenne ne Eumeu Sène dafay daan Balla Gaye ma ne ko dama koo gis mais pourtant ma jógee RTS ba dem bi ñu demee Balla Gaye laajte daal ne mais père moom ana mu gisatuñ ko ci émission bi ñu ne ko non jógee na fa ñu ne ko wax lu mu def ñu ne non dafa waxoon sa combat ne Eumeu Sène daf lay daan mu ne mais loolu ngeen woo ko laaj ko nan lay def woo leen ko su ngeen ko wooyee mu ñëw taxaw yéen père Moussa Ndiaye Balla Gaye yéen ñëpp woo leen ko mu ñëw taxaw ngeen laaj ko ne ko loo gis mu wax leen ko te boobu maa nekk micro central doonoo xeex ci kaw rek Balla yooru daw jëli ko Eumeu daal di koy bal ñaari loxo yi ceinture ko ca kaw buté ko mu dem droite mu yaakaar ne da koy gàcc mbot mu delloo si ko yéeg ko ak caxabal mu toog am na solo
am na solo kon père temps bi mi ngi dox dañuy fermer parenthèse boobu rek ba ci beneen jàkkaarloo si incha allah ñu gën ko yaatal. dañuy daal di dugg ci li nga xam ni xaj na war nañ ci waxtaan tuuti. nga nekk koo xam ne ni ma ko waxee sànq paaka ñaari boor nga fekk nga démb fekk tey. macha allah yàlla na yàgg. ci loolu li nga xam mooy histoire générale du Sénégal. nga xam ni jaaba jong geeg pëcc xoo bi ci am ak réeróo bi ci am. tey yow en tant que mag moo xam ne jot nga cee xam lu bari. ban boo si doon def benn njàngat lan lay doon si ni ñu ko móolaate. mun noo móol histoire du Sénégal fii ak jaaruñu ci ñi nga xam ne doonu caa bokk wala nu fekkee ko. munoo bindu mukk ci Jolof te duggoo ci ñi nga xam ne ñi ngi sëtu ci tase buli jëleen ak lan mbeng buli jëleen ak gërë njéeme yàlla yaan ak gërë njaay layti ak lay ci cukkuli ak cukkuli njiglaan sare njaajaan njaay aboo dardaa kooku mënoo bind Jolof te duggoo ca mënoo bind almaami mukk te indiwoo ko sant wan dëkk mbumba bokk ci 51 almaami yu wan yi mënoo dugg mukk ci déeni yanke yi te duggoo Fuuta mënoo dugg mukk ci cubaalo yi te duggoo cubbaleel mënoo dugg siin te duggoo ci sëtu buur siin Kumba Ndoofeen mënoo dugg siin te duggoo ci sëtu Wombisaan Juuf ñoxo baay maa ñaan Juuf bu ko ci laas maa ñaan Juuf bu ko ci laas ma ca mboo ca Juuf jaari gi sëre Juuf amu Juuf ñi laan Kumba Ndoofeen fa maat Kumba Ndoofeen su kombul ak semu maat mi nga xam ne moo demoon siin diggante ripp ak sabax ak badigu ak sànjal foofooy saalum sëriñ semu maaga dem fekk leen fa ñoom ñëpp dagg leen saagaw ndey ñoom sëriñ si daal leen ne revenez au Sine si vous revenez au Sine les pangols vont parler mooy rab yi les fétiches vont parler keroog ba tafsir ma ba jaxu ñëwee donc ko caaray kooku mënoo bind si mukk ci histoire u Sine te demoo ca ña dëkk Sine mënoo bind ci Saalum te demoo ci ñi nga xam ne ñi nga sant Touré wala Saaxo wala Daraame wala Gay wala Ba ñi bokk ci Maba Jaxu Ba Tambo Maane Touré Mandiaye Khourédia Seexu Jéen wala ku mu ci mën a doon wala André Buri Daaru mooy ña sant Cissé dëgg ay Wanaar ak Maabo ak Segere faaw di nga ca dugg kon suñu nee Sénégal nii rek ñoom ñoo ko composé barag yi ci Waalo buur yi ci Siin buur ba yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Jolof teeñ yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Bawol dameel yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci Kajoor ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jóge ci Casamance ak religieux yi aussi Casamance maanaam li composé réew mi religieux yi ñi ngi bokk ci ñii y a des religieux yoo xam ne seen maam ay buur la woon ay ceddo ñu sant Mbàkke ñoo xam ne ñi ngi sëtu ci Lajoor ñi ngi sëtu ci Gànkal Moduma Xureja ñi ngi sëtu ci Birima Fatma Cubbu sant Mbàkke am na ñoo xam ne ñi ngi ci réew mi sant Mbàkke ñi ngi sëtu ci Alburi Biram Penda Njéeme Njote moom bëkk ko du biige am na ñu sëtu ci Buur Siin doon ay Baay Faal am ñu sant si sëtu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo sant Ndaw di ay bëlëb ci Ndukumaan muy Saaguñ Waali Jaato Waali Wal Joojo Waali ak Ñaxanoo Waali ay sëriñ laa la wax kon am na solo macha allah kon xam naa ni li du si ñax xajul ci indi dañuy fermer parenthèse boobu daal di koy jeexale rek laaj bi nga xam ni dafa jëm ci conflit des générations mu nekk loo xamante ni ji yaakaar naa ni jamono dox na tey ba nga xam ni la woon démb doonul tey te li ñëw ëllëg mooy raw tey ban jàngat ngay def ci ndaw ñi ni ñuy dunde léegi ak mag ñi nañ daa dundee. bokkunu ak yéen ñun doonoo enraciné yéen da ngeen a déraciné ñun da ngay gis ko am 85 ans di ngénte yéen da ngeen di gis ko am 15 ans 16 ans 17 ans di télé. lu ko waral devient impuissant. lu ko waral dootul man dara. da ngeen ko teel a xam looy gis bis bu nekk gune gu ndaw sol mini sol ab short wala su fees ñëw ufu sa kaw xanaa xamoo lëf ba la nga koy namm dëgg mu jafe la. mais à qui la faute. ah loolu du ma ko jiñ kenn sama yoon nekku ci comme danoo déraciné nanu déraciné dem rek. dina 25 ans ngay tëlee 25 ans. mais loolu est-ce que. 25 ans ngay tëlee 25 ans. mais te ñun 25 ans nanu daan am doon ay ponkal yoo xam ne doon yu ub làmb di bëre te duñu xaraf duñ dugg néegu góor suñ duggee néegu góor ba génn ba wér ba lakk
ba doonatuñu ay njuli léegi ay bërloon nañu sunu maam dañuy woo jàpp suñu këf ki di ko tëgal ba nga xam ne jóg na taxaw ne jom ñu duy sa talaak ndox ba mu fees del lonk ko ci di xool ndax dina daanu wala du daanu su daanuwul ñu ne kii su ko juróomi góor dabee balaa dee dina rey ñaar ña wala ñett ña fi mu ne am na yéen gune yi yéen suñu tëgalee seen sàkkara yi ba mu taxaw ku ci teg kaasub attaaya mu daanu attanu leen kaasu attaaya yéen a ngi tële ci fukki at ak juróom ñun ñu ngi ngénte ci 81 ans mais père nag ñun ngénte nag ñun déedéet non mais gis bis bu nekk nga gis gune gu jooy ci fukki at ak waaw loolu am na mais loolu c'est l'exception l'exception toute chose a une exception et loolu l'exception fait la amatul règle xamuñu woon loolu waaw ñun yàquwuñu d'accord père ñun yàquwuñu yaakaar naa li duuf si nag xajul ci cin lii sama réalisateur mi ngi may wax ni li ñu jagleeloon ci waxtu bi jeex na boo amoon kàddu yooyu tàggatoo très rapidement ci 2 secondes lan lay doon ak mooy rek ñoom ñëpp li nga xam ne moo ma jafe woon sunu borom indi na ko làmb laa doon jooy mooy suma spécialité damaa fekk Mbaye Guèye la Tigre de Fass bëre mbappat Boy Bambara bëre mbappat Pikine Robert bëre mbappat ma fekkee ñoom ñëpp seeni làmb bëgg di ko waxtaane yàlla jox na ma fu ma ko waxtaanee mooy ñoom ñëpp ils sont menacés actuellement dinaa indi ci làmb loo xam ne giñ naa ci barke Borom Tuubaa Gaston Mbengue nga xam ne li may wax Serigne Modou Niang xam ne li may wax ki nga xam ne mooy Pape Abdou Fall xam ne li may wax Luc Nicolaï xam ne li may wax Sam xam ne li may wax Kandji production xam ne li may wax kuy yëngu ci làmb même le président Alioune Diatta Kouli Sarr xam ne nit ñi ci làmb du ma seen morom. jërëjëf mu nekkoon père Mbaye Ngoné Fall spécialiste en lutte traditionnelle tey ñu amoon mbégte ak bànneex di ko dalal fii ci plateau Sénégal 7 di am yaakaar ni suñu mbokk ñi nga xam ne ñooñu doon seetaan kontaan nañu si dalal bi ñu ko dalal di leen wax nag préparer leen ci jamono yu néew dina ñëw di ànd ak yéen ci benn émission spéciale boo xam ne dañ ko jagleel li nga xam ne rek mooy làmb ñu tudde ko péyum mbër yi kon loolu na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax surtout nos amis internautes yi nga xam ni à chaque fois ñu ngi ñuy bàyyi xel ci li nga xam ne rek mooy programme Sénégal 7 père ñu ngi lay sant di la gërëm di sant suñu équipe technique réalisateurs yi ñëpp rek ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen jox dox daje ci beneen numéro